waa asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Fass Auditeurs ñu ngi leen di nuyu waa di leen ziar comme ngeen ko waxee woon sànq rek incha allah fas yéene ñëw ci li nga xamante ni Charlie Hebdo defaat na ko muy dellu si waat comme ni mu ko yàgg a defee caricature yi nga xamante ni defoon na ko yàgg koo def ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàgg ko defit ci lislaam bëggoon ci indi ay taxaw seetlu léegi taxaw seetlu ak leeral yi nga xam ne bëgg nañ ko ci indi moo di Charlie Hebdo ak sax ñeneen ñu Charlie Hebdo yàgg nañoo def lu man pour ternir image u l'islam ak it maanaam yàgg nañu liggéey ci yàq deru l'islam ak it yàq deru yonentam l'islam puisque loolu bu ñu seetloo Charlie Hebdo yàgg naa def lu ni mel ba tey jii ñoom seen rédaction ñu décidé delloosiwaat caricature yi nga xamante ni boo leen fàttaliku indi woon na fi ay coow surtout seen attentat yooyu fi amoon léegi pourquoi ñoom Charlie Hebdo ak yeneen kuréel yoo xamante ni dañoo jug di liggéey pour yàq deru l'islam ak yonente bi l'islam loolu faaw ñu xam lu ko waral moo di ni ñi ni tuddee séhioniste yi wala juif yi ñoom bi ni dox ci yilif àdduna rawatina ci 1897 bi ñu dajee ci Bâle mooy conférence bi ñu def ci Bâle te Théodore Herzl jiite woon ko dañoo xamoon ni liñ bëgg ñoom séhioniste yi juif yi wala lobby maçonnique yi lobby satanique yi mënuñoo yilif àdduna lu dul dañoo nërmeel l'islam waaye mënuñoo yilif àdduna lu dul al umma al islamiyya mooy xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo jël def ko ay dogat li def li ñuy wax balkanisation ci seeni réew waaye xamoon nañ ni mënuñoo yilif l'islam tayit daarewul force bi nga xamante ni moo doxoon seen digg ak kilifteef googu ñu bëgg a dox ngir am ko ci àdduna bi ñoom juif yi te moo nekkoon xilaafa islamiya ñu def ci seeni manipulation ak seen mécanisme yi ñu tegoon ba daane xilaafa islamiya bi ñu ko defee ñu wëlbatiku dagg réewi jullit yi ay réewaan def li ñuy def balkanisation réew bu nekk ñu placé fa seeni nit ci réew jullit yu bëri nag laa wax daanaka néewaan réew booy dem boo xamante ni dana échappé ci gouvernance mondiale boobu nga xamante ni séhioniste yi ñu ngi ko doon programmé ci Bâle 1897 pour teg benn gouvernement mondial boo xamante ni day yilif mboolem gouvernement yi nekk ci àdduna ñuy dox ci seeni waaw léegi nag umma al islamiyya muy xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak alquran bi nu amee ak yonente bi nu amee dafa nekk benn force boo xamante ni juif yi xamoon nañ ni moo leen tere am liñ bëgg te mooy yilif àdduna li may wax 1897 ñu ni naan fexe ba dagg réew jullit ay réewaan fexe ba maanaam umma boobu nga xamante ni jullit bu mën di doon bi nekkoon Afghanistan bi nekkoon Pakistan bi nekkoon Inde bi nekkoon Sénégal bi nekkoon fii yi may wax yëpp nag booba réew yooyu amutoon ñu ne naan fexe ba dagg ko ay réewaan wooteloo leen ak nationalisme dem ci arabe yi ñu wooteloo nationalisme arabe dem ci turc yi woote woo leen ak nationalisme turc dem ci perse yi wala leen yéen ay perse ngeen bu ko defee jullit yi nag kenn duuti identifié wu ci umma boobu léegi umma bi nag première force am mooy léegi nag umma boobu dafa am ay force yoo xamante ni maa ngi ñëw ci li Charlie Hebdo def force boo xamante ni saa yun ci tënkoo Occident xam na ni mooy seen début de la fin te am na kenn ci ñoom ko waxoon ni li ma gën a ragal
nee na li mu gën a ragal moom mooy Muhammad mu bees feeñ ci monde islamique bi c'est-à-dire mooy benn guide boo xamante ni day guider umma mooy nation islamique bi ci li fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam indi woon jaar ko ci alquran moo tax dana def lu tout pour ternir image u l'islam ternir image u yonente bi l'islam waaye te fexe ba indil nit ñi dut mooy sikki sàkka ci yonente bi l'islam mooy Muhammad indiloo nit ñi dut sikki sàkka ci alquran waaye indiloo nit ñi sikki sàkka ci histoire l'islam léegi bi ñu tafee ci pour atteindre loolu ci 1897 bi ñuy dajee ci Bâle dañoo tegoon 24 protocole tey maam détail protocole yi taxuñoo jóg mais am na ci seen protocole yi yu ñu teg yoo xamante ni dañ ko jagleeloon naka la ñuy def ba ternir ba yàq deru yonente bi sallallahu alayhi wasallam fexe ba image am ku ko gis rek maanaam lam lay jox mooy image bu ñaaw ndax buñ fàtte ni suñu borom waxoon nañu ci alquran wala kum fi rasulillahi uswatun hasana suñu borom nee woon nañu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy seen royukaay te gis nga ab peuple wala ab nation wala civilisation pour ñu dem faaw ñu am maanaam leadership boo xamante ni ci la ñuy teg seen kanam def ko seen royukaay pour dem léegi l'islam nag am sax fiye bu mel ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam ni ci histoire humanité musul xam ci li jiitu ak bi fi yonente bi nekkee ak ba àddunay tukki humanité musul xam nit ku mel ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam musu koo xam ci rafet jikko musu koo xam ci xereñ musu koo xam ci am li ñuy wax leadership histoire humanité musul xam ku bëree tolérance ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam histoire humanité musul xam nit ku maandu nit koo xamante ni dafa maandu ba pare di doxal maandute di doxal justice comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam histoire humanité musul xam ku mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax suñu borom bi nga ko tàgg wa innaka la ala xuluqin azim mooy yaa kawe ñëpp jikko te ku ne xam na ni peuple yi nit wala peuple wala civilisation yi pour ñu yegg ca kaw def fa ay valeur ay jikko rek moo leen fa mën a yeggale te ki gën a kawe ci ay jikko ci nit ñi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom jullit ñi ak ñu honnête te du ñu ay jullit sax nangu na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku mel ni moom ci histoire humanité mu saam kooku nag ñu ne leen jug ternir image am yàq daram moo tax ñu yàgg a jëfandiku ay méthode pour yàq daru yonent bi sallallahu alayhi wasallam yooyu bokk na ci li sioniste yi tegoon comme yàq daru yonent bi sallallahu alayhi wasallam dikk ci bëgg a gëmloo nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu njëkk dañuy gëmloo ni li mu indi muy alquran du wax ju jóge ci yàlla mais juif yi nekkoon ci péninsule arabique ñoom ñoo ko doon dicté loolu di ci tudd ñu demee ne ay ñoom Buxayra ay ñoom Waraxata ibn Nawfal maanaam juif ak chrétiens yi nekkoon foofu wane ni li mu doon wax ci ñoom la ko jëlee mais bi mu réussirul loolu am na beneen méthode bu ñu jëfandikoo woon mooy gëmloo ni ñu ni comme ni juif yi def chrétiens yi dañoo gëmloo chrétiens yi ni leen évangile copie la ci Torah maanaam copie la ci Tawraat te Tawraat mooy original bi maanaam Torah mooy original li ñuy wax Ancien Testament ak Nouveau Testament xam ngeen lu ko indi mooy juif yi dañoo nax chrétiens yi wala leen ni leen Tawraat muy original évangile copie la ci moom ñu ni leen nag bu fi original nekkee doyewul dara copie léegi ñu indil leen baatu Ancien Testament ak Nouveau Testament yàq téere yooyu yëpp ba daanaka dara lu yàlla wàcce woon ci yonent yàlla Muusa ak lu yàlla wàcce woon ci Isa defe ne ci téere yooyu lépp dañ ko falsifié bi alquran ñëwee nag ñu bëgg ñoo gëmloo ni alquran it copie la ci Tawraat ñuy leen déedéet alquran dafa ñëw pour nekk téere bi mujj ci téere yàlla doon wàcce waaye nekk bi ci gën a mat nekk téere boo xam ne dafa am shumuliya maanaam universalité bu alquran ak alquran dafa valable
fi kulli makaan fi kulli zaman ci bépp jamono ak bépp bërëb ñu bëgg loo gëmloo ni ci yàq deru yonente bi ñu bëgg loo gëmloo ni yonente bi alquran jooju kon ci juif yi la ko jëlee mais mënuñu ko def ci boppu jullit yu dëggu yi ak ñi ñaami xel waaye yàq nañ ci am na ñu bëri ñu ci yóbbaale beneen bi ci li ni yàqee dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñuy wax ni moom maanaam ku violent la woon da doon wër di guerre di rey ay nit te loolu xam ngeen ni wérut yonent bi sallallahu alayhi wasallam toog na 13 ans Makka ñi ko gëm ñu di leen xiifloo embargo leen jaay du leen jaay lekk du leen jaay naan di leen xiifloo bal di leen rey ñun ñëpp xam nañ histoire Yaasir famille Yaasir rey ci ñu bëree bëri ci jullit ñi xiifal ci ñu bëree bëri génn rey ci xiifal ci ñu bëri dootu leen ñu génn leen maanaam li yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi woon nga xam ne dafa ñëwoon pour instaurer justice ginnaaw boo xamante ni injustice feesoon na dell àdduna bi rawatina ci péninsule arabique yonent bi dafa ñëw fekk fii injustice yoo xamante ni bokkoon na ci tey ñii di taxaw di wooteel jigéen ñi ay droits de la femme yonent bi dafa fekkoon jigéen ñi ci civilisation yi nekkoon ci àdduna bi yëpp ba ci civilisation romaine grecque perse Inde Chine ñoom ñëpp jëflante bu ñaaw lan yàgg am ak jigéen ba ci maami tubaab yi seen maam yi waaye dugg ci détails yi taxu ñoo jóg ba ci lii ñuy wax ci wàllu héritage doon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëwoon fekk jigéen du bu borom këram musaana dee non seulement moom du doon borom këram waaye moom ci boobu dañ koy boole ci bagage yi ni miraas ba pare kum neex ci famille jëkkër ji takku ko moo xam mu neex wala mu naqare ko l'islam dikk jële fi yooyu fekk tey ku musa am doom bu dee ci arab yi di wax waddul ba naat jur doom ju jigéen rey ko l'islam ñëw araamal loolu riba lekk alalu nit ñi ci neen ak yeneen yoo xam te ni l'islam bi mu dikkee dafa ñëw pour indi justice waaye yemale ñëpp égalité dëgg-dëgg yonent bi ñëw yemale ko indi ko loolu moo taxoon nga gisoon ko mel ni Bilal ibnu Rabah di ak nit ku ñuul li gën a fort ci l'islam moo ko doon woote muy julli di noddu mais ci bundu xataal gu doon bundu xataal jullit ñi ñu exil ñu bundu xataal leen ba yonent sallallahu alayhi wasallam yërëm leen amul doole ñoom fa yoo mu yebal leen Abyssinie muy Éthiopie di réew boo xamante ni l'islam fa la njëkk a dugg ginnaaw bi mu jógee Makka di réewu Afrique di Éthiopie Abyssinie ci temps buur bu doon wax benn buur bu doon wax Asham ibnu Abjar boobu moo nekkoon Najaasi moo nekkoon buur Éthiopie boobu nekkoon buur bu maandu foofoot maa ngi fi profité wax ni africain yi dañ yàgg xam ne dañoo yàgg am ay valeur contrairement li ñu tubaab yi di jéem a gëmloo ak infériorité gi ñu bëgg a gëmloo loolu newul ci ñun pour wan la rek ni yàq dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi bundu xataal yi gënee métti mu dem Madina musta takk guerre offensive guerre yonent bi sallallahu alayhi wasallam guerre yëpp ay guerre défensive la fayu te ñun loi yi adduna bi yëpp yu njëkk yaag yu mujj d'accord nañ ci ni moom bépp peuple bu ni néewal doole am nga droit fayu loolu ñu ñëpp ci d'accord te yonent bi noonu la doon def ndax toog na Madina 13 ans toog na ko Makka demaan Madinatul Munawwara toog fa ba ñaareelu at soo ko takk xare bi gën a mag ci l'islam muy rasatu Badar nga xam ne maaraka faasila la woon mu def ko ak yéefiri Makka yam ñoo ko fekk si woon fekkiwu leen foofu dama bëgg a wax rek ci yi ni yàqee dara yonente bi bokk na ci ni l'islam diine la yoo xamante ni waxu bu ma waxee l'islam nag mbokk yi nan bàyyi xel man maa ngi wax l'islam bi yonente bi jàngale waaye waxuma l'islam boo xamante ni boo demee ba ca biir ña ko teg mooy lobby satanique yi pour tenir image de l'islam loolu dañ ci mus a ñëwi l'islam bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale islamu tolérance la islamu vraie justice du justice à deux vitesses
islam bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale islamu fraternité la arabe bi gënul perse bi gënul éthiopien bi gënul nit ku ñuul ñoom ñëpp ñoo yem te loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale incarné ko ci dundam léegi valeur yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwoon le pardon mooy baale xam nga pour walla ni la ñi jug pour tilimal dara yonent bi dañ cee tuuti danaa ci ñëw ci Charlie Hebdo bi danaa ci ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam xolal bi ñu ko yàggee rey ay nitam yàgg koo xiifal yàgg koo maral ba génne ko dëkk bi nga xamante nii fa la juddoo yàgg ko fekk si di geer ak moom ba bi ko yàlla joxe ndigal mu fayyu ba nim dil fee Makka gis nga diplomatie bi mu doxaloon ci Fathul Hudaybiya xoolal tey bi mu jekkoo ay noonam lu mu leen wax lan ngeen njort ni moom laa leen di def ñu ne ko yow ku baax nga doomi ku baax nga mu ni ise bu fantum toloxaa dem leen baal naa leen xanaa kii kon mu bëri yërmaande kii moo xam le pardon kii xamul violence yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci dundam kenn nit la musa rey ci loxoom muy Ubay ibn Xalaf kenn nit maam ci loxoom laa wax léegi yonente boobu nga xam ne sallallahu alayhi wasallam yàlla daf ko taggoon ci nii moo gën a kawe jikko di nit ki gën a mat ci nit ñi waxuma sax yàlla tànn ko mais ni mu feeñee résultat yi ndax pendant 23 ans yonente bi sallallahu alayhi wasallam civilisation yi fekkoon yëpp islam daf leen a mëdd depuis 610 bi ko yàlla yónnee islam moo nekk di régner ci àdduna bi ba 1919 bin follee dernier calife bi nekkoon xalifa julli ñi muy sultan Abdul Hamid As-Sani te xam nan loxo bi ci sioniste yi ak lobby satanique yi def ci seen congrès bi doon def ci baal pour naka lañu def ba nërmeel l'islam mais loolu sunna kaw ni yàlla maanaam civilisation bu mën di doon wala force bu mën di doon yàgg day daanu beneen jël mais nag force l'islam muy mujjee li ñuy wax la dernier mot yonte bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci leen koy jéem a tilimale daram te lottu nan ci mooy wane ne waaw moom dafay nekkoon di takk jabar yu bari te yonte bi sallallahu alayhi wasallam fukki soxnaa benn yim am yëpp kenn rek moo ci nekkoon jàng muy suñu yaay ay ñi si ñëpp ay jeeg lan woon te duñ jéem a wax mukk maanaam aspect social bi yonte bi sallallahu alayhi wasallam doon denc ñooñu ñii ay mag lan woon ñii demoon na ba mënatu ñu am doom bu fekkoon koo xamante nii looloo ko taxoon a jug kon day dem ci jàng yi mais tey bu fekkoonte ni détaillé loolu mooy kenn ku nekk mën na laa waxal li taxoon yonte bi sallallahu alayhi wasallam denc ko nga gis acte bu noble bi mu ci doxale ak côté social bi maanaam amu ci kenn koo xamante ni dafa denc rek ngir ne dafa bëgg ay soxna yu bari jamais amul tamit benn guerre bu mu sa takk dem ci ay nit di leen rey ñi ngir ne dañoo bëgg a dugg ci lislaam moo tax buñ jaawalee yonente bi lim jàngale alquran jàngale ko yonente bi pratiqué ko ak certains soi-disant musulmans yi li ñuy def loolu bu nga ko jaawale xaj dañ ci ñëw ci ñi nga xamante ni ñoo teg ay méthode wala ay mécanisme pour tenir image de l'islam ci ay tur yu leen di kole yoo xamante ni jëmmi l'islam laa wax kat diine de comme religion waxuma ay julli lu ñuy def puisque du li julli ñuy def yëpp moo engagé yonente bi ci guerre daf loon tere ku dagg garab daf loon tere ku rey màggat daf loon tere ku même jaamukaayu yàlla ay synagogue ak ay temple yooyu daf loon tere ku ko yàq maanaam ay bâtiment public yu nit ñi jëfandikoo yonte bi daan tere ku ko gi daan tere ku rey xale contrairement ak tey réew mi gën a mag ci àdduna bi ak muy États-Unis Israël ñi nga xamante ni ñooy incarné tey wàllu démocratie wàllu prospérité wàllu maanaam baat yooyu nga xam ne étapale la nan xool Israël tey li muy def ci guerre yi muy def yëpp ci waa Palestine day rey ay xale bis bu set ñu gis ko muy rey ay xale yu nàmp
fekk famille boo xamante ni dañuy nekk ci seen kër mu raser kër ga ci seen kaw mag ña dee gone yi dee màggat ñi dee ak góor ak jigéen tey Israël daf koy def te mooy réew mi nga xamante ni bi sioniste yi dee daje ci baal bokk na seen objectif yi gënoon a mag mooy naka lay def ba taxawal benn état juif benn dawla xawmiya yahudiya fi qalbil uruba wal islam naka lañ sampee am réew ci biir xolu réew yu julli yi 1897 réew moomu tey ñu bëgg a jaay ak yahud yi ñu bëgg a jaay ni ñoom ñooy incarné démocratie ñooy incarné liberté ñooy incarné justice ñooy incarné fraternité ñoom ñooy jàpp tey ay xale ay mag ay jigéen di leen rey ci tooñ ci agressé leen ci seen suuf soxna ñoo ko moom israéliens yi dañuy màbbu ay jàkka ay armeel sax laa la wax armeel yoo xamante ni ay saxaaba lañ fa denc mooy armeel yi ma amani laa israéliens yi dañ ko raser def fa ay bërëb yu ni promenade ay bërëb yu ni foye yu ni caaxaani li tax may tudd Israël nag danaa ñëw ci link bi am ci attentat yi fi amoon ci Charlie Hebdo ak supermarché xuma Kasher boobu ñu rey woon ay juif puisque yëpp ay tappale la rek attentat yi lépp ay tappale la defuñu ko lenn lu bëgg a ternir image de l'islam ak yàq deru yonente bi l'islam léegi su ma delfee nag ci dëgg thème bi ma bëgg a wax puisque dama doon introduire rek ci pourquoi ñuy caricaturer yonente bi ak l'islam pourquoi loolu tontu bi c'est simple mooy juif yi bi ñuy dox pour yilif àdduna xamoon nañ ni l'islam moo leen mën a tere yilif àdduna ñu def lu man pour tas jullit ñi di leen rayalante indi bot de compte ci seen biir waaye lu ni ñu di ko def pour sorele nit ñi seen alquran sorele nit ñi ak seen yonent fexe ba yàq deru seen yonent ci seen kanam ba kenn dootu ko nawloo ba kenn dootu nawloo yonent sallallahu alayhi wasallam ci kaw war na mais wallahi alazim dañi saa yu xëyee ñi ngi liggéey pour fay leeru yàlla gi ma daan ci lot léegi pourquoi ñu siibale yonent bi mooy benn ñoom juif yi def àdduna loolu nangu nan ko actuellement ñoom domination àdduna bi ci seen loxo la nekk mais xam nañ ni benn force moo nekk ci seen kanam boo xamante ni mën naa jeexal seen domination définitivement ci kaw suuf te mooy l'islam ñoom seen jëmmi bopp sax mën naa la indi ñu bari ci ñoom ñoo xamante ni xam nañ loolu parce que juif yëpp ñu am xam-xam lan ñu ni nan yàq deru l'islam bi nga xamante ni saa yu xëyee ñoom gis na ni islam ngi yokk fi mu ne diine ji ëpp lu muy yokk moo jëlal ci Afrique ci àdduna bi partout dans le monde religion yi fi nekk yëpp que ça soit muy bouddhiste christianisme judaïsme maanaam religion yëpp boo jël ci àdduna diine bi ëpp lu muy yokk waxuma de ñu nekkoon ci biir l'islam di juddu waaye ñu ci bokkutoon di ci dugg l'islam la loolu daf leen a tiital ñu ni nan yàq deru l'islam te bu nu yàq deru l'islam nan tàmbalee ci ñaar yi ma njëkkoon a wax ci njëlbeen gi nii mooy force l'islam yi nga xamante nii mooy alquran ak yonent bi indi woon alquran surtout bu ñu jéemee dox ci wéyee ndigal yi nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi jéem a roy valeurs yi yonent yi nekkoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye jéem a doxal li nekk ci alquranul karim te ñoom lu ñu danañ ko def pour loolu da am ñu di nan yàq deru ñooñu mooy yonente bi moo tax ngay gis ñu di ko caricaturer léegi bu ñu koy caricaturer ci turu la koy caricaturer ñu ne ci turu liberté yéen seen groupe bi am na ko fi nekkoon di wane ni waaw tubaab yi wala maçon yi ñoo fi indi liberté ñoo fi indi égalité ñoo fi indi fraternité léegi dama leen jox benn misaal pour wala di la ñii li ñuy wax du dëgg seen liberté gi ñuy wax démocratie gi ñuy wax ay baat la yu ñuy wax ci kaw rek mais gëmuñu ko ñoom dañ ko jëfandikoo saa yu leen neexee saa yu leen amalee intérêt su leen amulul intérêt nag ñu maate ko léegi loolu la ma ci wax mooy Charlie Hebdo bi mu caricaturé yonent bi sallallahu alayhi wasallam te attentat yi amoon ñoo xam na mu amee
ñu bëri ba ci suñu président yi dañoo demoon ay président jullit ak président yu bëri dañoo demoon Paris di manifester pour lan pour nee na ñooy Charlie Hebdo caricature ki mu caricature yonente bi am na ci droit ci turu lan liberté léegi nañ taxaw ci liberté googu Charlie Hebdo nee nan dafa caricature yonente bi au nom de la liberté wala boog soi-disant liberté bi ni wax ñoom dafa am diglu leen baax li may wax nii nan diglu baax li may wax nii dafa am koo xamante nii ci rédaction bu Charlie Hebdo la doon liggéeyee Nicolas Sarkozy doomam convertir dugg ci judaïsme mooy diine yahut kooku doon liggéey ci rédaction bu Charlie Hebdo caricature ko diglu leen bu baax de bi mu ko caricaturé daan ni dal koy caricaturé comme que ni doomu Nicolas Sarkozy bi xaalis moo tax mu dugg ci judaïsme ci yahut rédaction bu Charlie Hebdo ñoo ne ko da ngay baalu booba Sarkozy moo doon président ñoo ne ko da ngay baalu wala ñu dàq la ñu ne ko baalu wala ñu dàq la mu ni baalu wuma ñu dàq ko léegi ñu dem ba jëmmi jamono Charlie Hebdo caricature yonente bi sallallahu alayhi wasallam attentat yi am naafiq yu bëri génn di manifester naan waaw ci turu liberté Charlie Hebdo am na droit caricature nangam liberté de la presse patati patata kooku ñu leen yéen da ngeen a naafiq yéen doomu Nicolas Sarkozy moo dugg ci diine yi yëxuwoon ma caricature ko ñi xaalis ko ci dugal rédaction bu Charlie Hebdo ñoo ne ma da ngay baalu wala ñu dàq la ma bañ ñu dàq ma léegi muy leen ci turu liberté bi ngeen di sóob naan yonente bi Charlie Hebdo am na droit caricature yonente bi pourquoi Charlie Hebdo am droit caricature yonente boo xamante nii 1,2 milliard wala lu ko ëpp ñoo ko gëm ci àdduna bi te man mu ni moom amul droit caricature doomu Sarkozy mooy kan juif yi dañoo mat 5 millions ci àdduna bi pourquoi tey doomu Sarkozy mooy kan ba bu convertiroo dugg ci juif rédaction Charlie Hebdo am ko fa taxaw caricature ko ñu ne ko da ngay baal wala ñu dàq la mu bañ ñu dàq ko ba pare bëgg a wëlbati ko bëgg ñoo wax ni ci turu liberté ni Charlie Hebdo am na droit caricature Mohamed léegi ci turu liberté pourquoi kon waa ji amul woon droit caricature doomu Nicolas Sarkozy moo tax ma yàgg leen a wax ni leen am na ku nekk ci seen groupe bii di nax nit ñi ci turu yoo ci baat yooyu may leen loolu ay nax la liberté gi ne wax ay nax la démocratie gi ne wax ay nax la beneen firnde bu nga lay waxal ne la ay nax la ñoom nee nañ dañoo gëm démocratie Palestine Hamas ñu def ay élection démocratiquement Hamas gagné ñu ne ko yow bu ne wax démocratie yow bokkoo ci duñ la bàyyi nga gouverner te pourtant démocratiquement la gagné ana démocratie Mohamed Morsi ñu élire ko démocratiquement mu gagné waaye dafa am ay orientation islamiste maanaam ay tawajjuhat islamiyé waxuma islamiste bii nga xamante ni moom la gars yi tuddee di ko lëkkale ak terrorisme ñu ne ko yow islamiste nga da ngay dellu ci l'islam yow amoo droit doon président ñu indi am fii mu kuure saako tey xoolal réew yi nga xamante ni ñoom la ñu ëpp lu États-Unis di jëflante États-Unis nga xamante ni mooy réewu maçon mi gën a mag di ñu jaay liberté gu forox tey réewu arab yi nga xam ne yëpp ci waawam la ni wéy ban réew moo ci réewu démocratie Arabie Saoudite moom démocratie moom tur rek lañ ci am te pourtant Trump tukki bi mu njëkk a réserver ci àdduna bi bi mu toogee Arabie Saoudite la ko def réew mi ëpp lu États-Unis di dimbali ginnaaw Israël Égypte la te Égypte ak démocratie moo tax dañ ñuy nax ci ay baat ma del si kon ci turu liberté bu fekkente ni ci turu liberté nit amul droit caricature doomu Nicolas Sarkozy bu dugg ci ak judaïsme ngir xaalis pourquoi nag ci turu liberté ñu ni am nañ droit caricature Mohamed xoola googu naa feq beneen naa feq bi ci wan la ni la tubaab yi toujours day wane ni ñoom dañuy dox ci liberté dañuy dox ci égalité dañuy dox ci fraternité léegi ma joxe beneen misaal tey li ñuy wax holocauste mooy albaxraqa an naafiya wala boog juif yi nga xamante ni da leen reporté woon am ñun ci rey certes rey gi ma leeral leen ni rey gi am na ay juif yu rey mais ñooñu ñu rey
seen mbokki juif yi ñoo leen sacrifié li ma leen di wax lu leer la danaa mus a ñëw ci ay détails ci yooyu yëpp mais dama bëgg a joxe rek ay misaal yu concret ndax ci 1897 bi ne daje ci Bâle pour am benn état juif neewoon nan faw ñu sacrifier ay quelques juifs yoo xamante ni ñoom la di defi source de propagande pour àdduna bi bàyyi ñu xel ba mën a am réew ñu ngi fàttali ko la promesse de Belfort di diggee boo xamante ni wax duma laayam li la ma lay fex mooy kii diggee mooy Belfort fi mu diggee moomu ko suuf si mu diggee woon ne dana ko joxe moomu ko ñi mu ko diggee woon ko loolu dana ci ñëw beneen yoon ñoom ñoo programmé woon ci 1897 li ma wax boo demee dañ ko bind noir sur blanc ak ba ci sax mécanisme yi teg yépp pour dominer adduna bi ba ci guerre mondiale yi ñu ni nan rey ay quelques juifs pour defee leen propagande pour ñu am état ñu dem ba 14-18 19 ñu taxawal seen gouvernance mondiale boobu ñu doon wax pour yilif adduna muy SDN Société des Nations demaat 39-45 indi Hitler ci pouvoir bi laa li may wax damay peser baat yi may wax Keker Bush maam la ci ñoom George Bush nii seen maama ñoom ñu indi Hitler ci pouvoir bi pour mu déclencher leen deuxième guerre mondiale Hitler reyal leen juif yooyu ñu waxoon rey ci ay junni ñu gonfale ko nii 6 millions la rey France maa ngi leen koy wax ak dëkki àdduna bi yu bëri kenn ñëwewu fa taxaw critiquer ouvertement Holocauste mooy juif yooyu ñu reporté woon rey leen lim bi ku ko wàññi am na loi bu réew yooyu prévoir pour ñu tëj la France ne am na ku nekk ci groupe bi France la nekk moom yi may wax ni ci ñu koy jaay la bokk te dara wéru ci moom ñemewul a taxaw critiquer ouvertement juif yi wala Holocauste wala mu wàññi lim bi wax ni ñoom moom la leen reyaloon mu wàññi ko bu ko defee loi yu France daf koy tëj xoolal kooku naa fekk tey juif yi ñooy ñan ba tey fii benn partie ci seen histoire boo xam ne ñoom ñoo ko falsifié gonfale ko nit amul droit wax ca nit amul droit caricaturer ko tan ni nit am na droit caricaturer Mohammed xoolal kooku naa fekk léegi kay su fekkente ni ci turu liberté rek nit fu mu amee droit caricaturer Mohammed mais nit am na droit caricaturer juif yi pourquoi mayuñ ko caricaturer juif yi puisque même yi maanaam yirif gi juif yi yirif àdduna dafa leer yirif président àdduna bi dafa leer yirif buuri àdduna bi dafa leer mais nag toujours dañ ñuy nax ci ay baat moo tax may leen Charlie Hebdo lii muy def dañuy sonal seen bopp xam naa maa ngi waaj a daane waaye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam caricature ko terewut toujours nit ñi di ko gën a bëgg saa yu xëyee ñoom yii ay études la yoo xamante ni ku ni mën nga koo gëstu tur wi ëpp ci àdduna bi ñu di ko tuddee doom mooy Mohammed li may wax nii bul foog ni réew yi jullit yi la de demal Angleterre demal France demal partout dans le monde foo dem ci àdduna bi doom yi judd ci àdduna bi ñu leen di tudde ay tur wi ci ëpp wuñ koy tudde mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam te ñu koy tudde yemun rek ci tudde ko ngir ne dañuy tudde Muhammad puisque dañoo xam ne Muhammad mooy nit ki gën a mat ci nit ñi xam na ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak li mu indi suñ ko doxalee mooy solution ci àdduna bi te bu boobaa lii juif yi di def ci àdduna bi mooy injustice gi ñuy doxal tappale yi ñuy doxal ak rey gi ni rey nit ñi ci neen ci ay guerre ci ay virus yooyu xam naa danaa ci musu ñu tax dégg naa mbokk mu ci doon wax la léegi am na rapport bu Oxfam génne woon nee na États-Unis depuis bi ñu ko créé ba 2012 li ñu tuddee ad-duwal an-nuraaniya mooy réew yi nga xamante ni lobby satanique yi ñoo fa nekk te ma ci tuddee réew yu bëree bëri rey nañ 1,3 milliard personnes d'une manière directe wala indirecte ñii dañ leen rey ci ay guerre yoo xamante ni dañ ci tiré ay bénéfice seen groupe armement mondial yi fekk ñaar comme Corée du Nord Corée du Sud ma jël benn misaal ñu boole leen ñuy guerre ñuy jaay kii arme di jaay kii arme pour tirer bénéfice wala fekk ay réew ñu taal fa ay rébellion boole leen ñuy guerre ñuy jaay kii arme di jaay kii arme pour tirer ci bénéfice wala ñu créer ay feebar yoo xamante ni seen groupe pharmaceutique mondial yi lobby pharmaceutique mondial yi ñoo koy créer ba pare ñi ciy dee seen yu néew si ñoom bénéfice bi ñu tirer ci garab gi leen di jaay ak vaccin yi moom lañ ciy di jënti ñii tey ñoo taxaw naan dañuy caricature yonente bi mais dañ cee tuuti
puisque li leen tiital mooy xam nañ ni l'islam day dem xam nga loolu moom waxu yàlla la tey réalité la ci terrain bi li muy wane que ni l'islam waxuma état bi mu amee woon état bi moom daanu na depuis 1919 mais force l'islam comme religion ak gëm gi ko nit ñi gëm pas-pas biñ ci am ba ilaa yow mi diin da yokku malgré nag façon xeex bu nekk ñi ngi ko koy xeex malgré ñi ngi jël ay nit yoo xamante ni ñii Omar lan tudd ñii Salman lan tudd ñii Ousseynou lan tudd ñii ay Touré julli lan yore yoo xam ne ñoo leen di jàppale ci yàq deru lislaam googu mais xasaara perte rek ngeen di def leeru lislaam gi day jolli ba ilaa yow mi diin kooku yàlla moo ko garanti te ñoom gis nga vrai juif yi nga xam ne yàlla may na leen xam-xam ñoom xam nañ li may wax xam nañ ni tôt ou tard l'islam force bi mu amee woon dana teguwaat ci loxoom xisbullah bi nga xamante ni yàlla garanti na ni humul muflihun xisbullah bi nga xam ne yàlla wax na ni humul ghalibun xisbu saytaan même ni ñoom ci lan bokk ak ñi leen di défendre ak fu mun mën a tudd suñu borom wax na ni humul xaasirun loolu moo tax dun dañ mukk di caricaturer ternir image u l'islam yàq deru l'islam yàq deru yonente bi l'islam ci di ko caricature yoo xamante ni amul benn sens puisque nit ñi dañuy gën a bëgg yonente bi nit ñi dañuy gën a attaché wu ci yonente bi mais lu ni danañ ko def ñoom danañ ko def pour jéem a yàq deru yonente bi sallallahu alayhi wasallam fexe ba écarter ndaw ñi ak seenu yonente waaye fexe ba écarter ndaw ñi ak seeni ulama puisque loolu maa ngi wax si ne Adama danaa musa ñëwi ci les protocoles des translation contenu bi détail par détail 24 protocoles yi benn bu nekk yéen objectif lañ ci visé woon ak seen objectif yooyu ndax atteindre wala certes atteindre nañ ci lu bëree bëri parce que adduna bi ni muy doxee moom gëstukat yëpp nangu nañ ni seen protocole yi ñu tegoon ci 1897 ci protocole yooyu la adduna bi nekk di dox loolu mu réalité la waaye ci daanu lañ jëm waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu xam ni lu ni ñoom danañ ko jéem ci yàq deram méthode bu nekk danga ko fi jaar Salman Rushdie bin ko fi indee mu bind téeréem boobu doon wax ci ay seytaaniya bi noppee ñu defal ko jox ko xaalis def koy interview yu dul jeex ci seen média yi pour yàq dara yonente bi noonu lañ ko defe woon ak Omar Sankare mi nekkoon Sénégal noonu lañ ko defee ci ay booy yoo xamante ni ñu ngi ci réseaux sociaux yi nekk ñu active di def apologie à la franc-maçonnerie gi nga xamante ni juif yi ñoo nekk ci ginnaaw ñoo ko sas di la wan ni la yonente bi am njàngaleem l'islam am njàngaleem day tardé nit ñooñu nag faw ñu démasqué leen kon li ma bëgg a wax dëgg xañ na danaan amisan wu dikk ci détail yu exactement mécanisme yi nga xamante ni moom la sihéyuniste yi lobby satanique yi teg pour ternir image u l'islam yàq deram rawatina na ci terrorisme nga xam ne thème boppam la naka lan tege woon ay livres yu commandité ci Fukuyama ak Huntington ci kii bindoon Nihaayatu Taarix kii bind Choc des civilisations ci seen ñaare werante yooyu mu walla ñu ne lépp dañ koo commandité mooy terrorisme bii naka lañ ko jëlee def ko loo xamante ni dañ koy ternir image de l'islam waaye naka lañ ko jëlee fexe ba di ko rayalantee julli ñi ñuy def xatlul arab bil arab wal muslimin bil muslimin waaye yenn mécanisme lañ teg dëgg pour ternir image de l'islam te mooy tàmbalee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak alquran ak histoire l'islam ak sama musulman yi nga xamante ni ñoo porté woon flamme boobu bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jugee ginnaaw saxaaba yi ginnaaw taabi'in yi ñu fexe ba dagg seen diggante ak boroom xam-xam yooyu rôle bu essentiel bi nga xamante ni moom la jàkk doon joué bu njëkk ñu fexe ba dagg loolu yooyu yëpp incha allah danañ ci ñëw tey dañ ni woon nan surtout nag ñaari kii yi ma joxoñ ñi loolu sax daanaka moom a gënoon a taxaw wax rek pour wal leen ni le liberté gi ni wax ay nax la waaye danañ ci gën a ñëw ci ay détails bu ñu ko yàlla mayee di jéggalu ci guddal gi day wax asalaamaaleykum wa rahmatullah